jotaay tey bi li tax ñu oote ko yaakaar naa à chaque fois bu ñu ooyee journaliste yi rek wala bu ñu ne dañuy point de presse rek mooy sës nañ bu ñu demee ba sës rek la ñuy oote yaakaar naa lu jiitu li ñuy def nii déposé nañ lettre ay yoon ci ki nga xamante ni mooy autorité municipale bi yemuñ ci mais lettre yi dafay ànd ak ampliation ñu jox ko yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ngi ci dëkk bi mais dañuy gis ne dañuy dund ak équipe bu bees bi nekk fii dund bu métti boo xamante ni franchement équipe bi dem sax moo gënoon nooy équipe bi ci wàllu jëflante ak ñun marché central. marché central bu Kaolack nag dafa bëri ay jafe-jafe buñ gisee maire bi taxaw ci rajo yi ak ci télé yi di bàkku ne résoudre na problème mu marché central ñun loolu daf ñuy jaaxal marché central lu mot 25 points ñu ngi fi ñu leen tegal ci kaw table bi benn lañ ci saafara mais à demi mesure muy problème canalisation yi nga xamante ni curé nañ ko. li tax ma ne demi mesure nag canal boo ko curé te tëjoo ko yaakaar naa moog zéro yem depuis boobu léegi dafa am lu menacé suñu économie rey marché bi kenn jaayatul kenn jëndatul kenn gisatul client li tax accessibilité amatul gis ngeen alentour marché bi nu mel ay nit yor seeni pousse-pousse ñëw wër marché bi ceinture marché bi cercle ko client amul fu mu jaar ba dugg ci marché bi non seulement beneen bi mooy li ñuy war a jaay ci biir marché bi ay nit ñoo xamante ni seen capital moo ëpp capital yu commerçant bu marché central bu Kaolack parce que dañoo am ay ndey seen ndey yi ñooy commerçant yi seen Dakar ak yi si Touba buñ demee ñu duwee leen seen camion ba mu fees dell buñ ñëwee centre commercial bi lieu fi ay ñetti dépôt ki ñeenti dépôt wàcce fi seen camion buñ xëyee lal ko ci digg tali bi marché bi kenn jaayatul te loolu yaakaar naa rafetul jékkul jaaduwul ñun ñoo nekk ci marché bi di fay suñu droit ñenn ñi jël seeni millions loué seeni place ñenn ñi loué seen place di fay par weer ñii di fay 50 000 ñii di fay 60 000 ñii di fay 40 000 lañ man ay nit ñoo xamante dëkkuñ ci dëkk bi ñëw lañ war a jaar ñu jur ko duur ko si dugg marché bi oto jaarul nit mën ta dugg si marché bi ñu ko fay wanteer nam leen neexee loolu yaakaar naa ne dafa am ñu seetaan nag ki ci jiitu mooy ñi nga xamante ni mooy équipe municipale bi ak autorités yi ci topp ndax ñoom ñëpp yëg nañ désordre bi am si alentour marché bi bu yàggul dara ñëw nañ di ñu fay ko ay taxes yoo xamante ni ay panneaux publicitaires la mais di fi jaar yëpp li ñu doon fayee ko mooy boo jëlee sa tableau teg ko ci digg mbedd mi def ci sa publicité ñu ñëw na da ngay fay mais fay gi sax doon am tolérance ndax daawuñu la fayee ko lu métti tey ji da ngay tabax sa place bind sa adresse ñu ñëw ne la da ngay fay 120 000 ñenn ñi ñu ñëw ne la da ngeen fay 15 000 loolu amul benn cohérence yaakaar naa ne bu fekkee ne mairie bi am na pour ñëw ut dara ci marché bi ut ay koom-koomam ci marché bi waaye dëgg-dëgg am na lu mu war a delloo marché bi te damay wax ne li mu war a delloo marché bi delloo wu ci tous la delloowul marché bi mu ngi ci jafe-jafe yu métti benn mooy affaire publicité bi nit boo ñëwee di ko fayeku ndax li mu bind ci kaw palaasam mbala ci kanamu palaasam mu ne la lii mosuma koo fay ndax xaw ma woon sax dañ koy fayeku kon xaaral ma dindi ko jënd peinture am le même jour mu peinture ko dindi ko mu set nga ne ko du tee da nga koy fayeku ay cas yu bëri lañ ci am ci marché bi ñii ñu leen fay 100 et quelques mille ak ci jamono bi ñu toll nga xamante crise lañ nekk commerçant yi amatuñ dara lu si luñ jàpp bénéfice bu ñu doon am wàññeeku na état seetaan nañu industriels yi ñoo ngi yokk seen produit yi bénéfice amatul crise métti na dund gi seer na ñu ñëw dañuy andil ay factures 100 et quelques mille pour ñu fay ay ligne dañoo bind suñu kaw place yi waa kër Serigne nangam vente de nangam te loolu ñun nangu nañ koo dindi waaye terewul dañu wax ne par force da ngeen koy fay sinon ñu tëj seen place yi mais loolu bu fekkee ne am nga yow loo war a jëli si marché bi
la jël si marché bi mais am na loo war a delloo si marché bi amul sécurité bi fi nekk ay paa yi màgget ñoo fi nekk depuis seen maam yi ba léegi ñoo fi nekk jël nañ suñu moyen di leen fay mais dajul marché bi heure bu la neex nga dugg fi heure bu la neex nga génn fii xaj yaa ngi fi barki Demba Ndiaye benn maire xaj na ko marché digg marché bi te day romb rek xaj bi yóotu ko seex tànk bi marché boo xamante ni autorité municipale bi mën naa seetaan amul sécurité autorité bi mën naa seetaan ay xaj di fi nekk di matt nit ñi marché boo xamante ni autorité bi mën naa seetaan ay nit jugee fële ñëw lal li wër marché bi di wanteer suñu produit yu ñuy jaay dem leen dugg mbaar fa ko jaay mbaa ngeen dugg mbaar xattu mbaa ngeen dugg mbaar effet jaaykat yëpp a ngeen laal basan tëdd di nelaw ndax gisuñ client lañ war a jaay ñoo ngi koy jaay si biti képp ku bëgg a liggéey da nga war a jël sa responsabilité nga ñëw dugg si marché place yaa ngi fi booy jënd nga jënd booy luye nga luye ni say morom waaye ñëw li ñuy jaay nga teg ko si biir di ko wante autorité gis yooyu yëpp jimuñ ci benn effort benn jéego jimuñ ko ci mais nag kañ lañ leen a gis bu weer dee le premier ba le 10 ñu ñëw ànd ak seen alkaati comme seen agent municipal di recouvrir seen xaalis ku leen ameel benn weer boo leen ko fayul bu le 10 jotee ñu tëj ca place bu fekkee nag ñun li ñuy war ñoo ngi koy def ñun am na li leen war dañ ko war a def la leen war ne dañu leen see topp ba sonn nu mel ni dañuy dang xam lu te yaakaar naa dëkk war ta doxee noonu ñun am nañ suñ fulla am nañ suñ fayda lii ñuy jooy bu fekkee dafa nar a continuer di wëy danañ dakkal bépp jëflante ak ñoom ci wàllu paiement ba buñ mënee nag ñu boole ñu ñun ñëpp tëj suñu place yi ñu tëj ko ñu dem toog waaye mënuñ fay nekk li ñu warloog ñoom ñun ñu koy def fayeeku loo xam ne ñun xamuñ ko woon sax mosuñ ko fay ay droit de publicité boo xamante ni da ngaa bind rek sa place mosuñoo xam loolu ñu ñëw fayeeku ñu ko te yow mënoo ci marché bi dara lu dul toog ci média yi di communiquer di joxe ay fausse information ay patoxo si ngay jaar te dafa yéeme dafa métti dafa doy war loolu nag ñu ngi ci au président de la république parce que ñun gisatuñu autorité bu ñu war a wax ak autorité yi fi nekk bind nañ leen wax nañ leen mais zéro kon monsieur le président de la république ñoo ngi lay oo nga ñëw dimbali ñu si marché bi. te leneen li si topp mooy war nañoo mën a xam nag marché central Kaolack dégg nañ monsieur le maire dans dépassé na nang 174 millions te lépp si xaalisam la génn kon 6 mois yi marché central Kaolack lan la génne nañu wax lu marché bi di génne lu marché bi génne bu ñu ko xaymaa ñun ñu ngi ñaanu ñu jëfal ñu 50% yi de mais 10% yi rek bu ñu ko delloo si marché bi ñu gis ko mais marché bi amul benn charge bu ñu la wax ne waa marché central Kaolack lii la ñuy def si marché central bi te ñaata ñooy génn si marché bi waxuma la centre commercial bi rek presque 4000 2000 places et quelque waxuma la ak marché central kon nag dafa jot nag ñu def état de lieu marché central Kaolack génne budget bi xam ñaata lay génne ñu seet lan lañ si mën a delloo marché bi ñu xam ne lii war nañ ko delloo si marché bi